Bonjour Aziz, asalaamaaleykum wa rahmatullah waa auditeur u Sud FM rawatina suñu auditeur u à vous l'antenne yi nga xamante ne ñu ngi ñuy teylu tous les lundis et jeudis ci seen rajo préférée bi nga xamante ne li am solo li am vraiment sens ci waxtaan yëpp information yi wóor te dëgër yëpp fii lañ koy amee macha allah. Rawatina nag ci seen émission à vous l'antenne bi nga xamante ne fépp la ñuy dugg comme son nom l'indique c'est à vous l'antenne c'est vraiment jox micro bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñoom ñoo nekk ci biir société bi ñoom ñooy dund li nga xamante ne mooy réalité yi bu ko jëree tam ñu dugg ci yeneen i domaine ak yeneen i fànn ñu dugg ci tamit incha allah donc loolu rek la Aziz maa ngi lay nuyu di la ziar di xool nan nga def. di la delloo ziar di sant yàlla bu baax a baax di ne alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilah Aziz sa voix bi kii na de da ngay kii. dama lan sama voix kay mi ngi noonu nag wala dafa abaaw baarale tere. tey non dama la sentiragul. non peut-être clim bi la quoi foog ma fay ko. sedd na bi clim bi sedd na waaw suñu DG ñu ngi koy remercier moom gis nga lu neex rek la bëgg ci mun Baye Oumar macha allah. c'est vrai que dalay nelaw noonu ak clim bi day dem ba jàpp la ba nga xam ne boobu da ngay foog ne wax dëgg neex yàlla. gis nga de. lal mat laa tëdd rek. lal mat laa tëdd da ngay bëgg foofu neex na trop. foofu nga sant nekkee yàlla noonu alhamdulilahi rabbil alamin. sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla di sant aussi suñu invité bi nga xamante ne moom la ñu am tey di invité bu spécial man je suis tellement damay toujours damay xeexle jigéen yi di xeexle féministe boo xamante ne moom féministe bu particulière laa nag attention on va y revenir mais moom dafa nekk jigéen ba pare soo ko gisee da ngay ne artiste la mais en réalité am na yeneen i domaines yoo xamante ne c'est incroyable non bëggoon naa ngeen gis ko waa Facebook dinañ ko gis parce que ñoom direct laa koy def mais il faut ngeen gis Yaay Fall bi ma am nii Ndeye Ndaw madame Sène ñu ngi lay dalal di la ziar ngay présidente donc de vice-présidente de commune départementale vice-présidente départementale présidente communale nekk formatrice yore ay GIE 53 GIE en tout yoo xamante ne da ngay ànd ak jigéen yi pour que ñuy nekk dans l'entrepreneuriat Ndeye Ndaw ñu ngi lay dalal di la ziar. merci beaucoup Rose Sène ñu ngi lay fay. ñëw nag fii nga xamante ne tey mooy seen rajo Sud FM wax dëgg yàlla Sud FM mu nekk antenne boo xamante ne daanaka buñ dee wax. RTS rek moo ko fi jiitu waaw mu nekk nag rajo bu ñëpp di déglu nag ñu sawar si lool ndaxte nag seen lépp lu ngeen di wax nekk na lu am solo loo xamante ne am na yaakaar ne askan wi si jëmu boppam buñ koy déglu di si jàngat dinañ si jëlee njëriñ man maa ngi tudd Ndeye Ndaw présidente des associations GIE de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane di yëngatu nag si li nga xamante ne tey moo nekk si en matière de formation et développement communautaire et autonomisation des femmes boo xamante ne si loolu la ñuy yëngatu en tant que ay soxna di nag encore wëlbatikooti di yëngatuwaat si li ñuy wax ne santé de la reproduction muy tey wér-gu-yaram ndey ak doom boo xamante ne dañuy lutter contre la mortalité enfantine et mère enfant boo xamante ne tey moo jëm si wàllu santé ñu koy wax mbir bàjjenu gox yooyu yëpp vraiment ñu ngi siy yëngu. mais Ndeye Ndaw bëri nga ay casquettes macha allah. je pense que ne loolu tamit c'est pas facile maa ngi koy wax léegi madame Sène ça veut dire que ne donc yaa ngi am sa borom kër. wallaay nan ngay cumuler. fonction yooyu noonu yëpp. alhamdulilah ndaxte itam li ñuy wax rek. jigéen bi nekk ci kër moom mooy xam li nga xamante ne moom mooy kër ndaxte tey cumul fonction boobu terewul damay toppatoo sa càmmiñ ba nu mu ko waree muy monsieur Sène waaw sama doomu baay sa doomu baay ndaxte it li ñuy wax cumul de fonction am na mais fonction partagée moo fi ne ndaxte tey casquette boo ci mënta nekk
day nekk casquette boo xamante ne liggéey équipe lay doon liggéey équipe lay doon si kaw liggéey équipe boobu nga xamante ne ñu ngi koy def bu fekkee ne tey fii mooy fonctionner lu si jëm si li nga si war a liggéey équipe ba nga sa àndal di nga fexe ba ñaar ba ñett am expérience bi nga am ba boo absenté du feeñ. D'accord. waaw donc équipe ngay liggéeyal. équipe la ñuy liggéeyal muy comité de directeur. ok comité de directeur ndaxte loo gis kii lay wax dañ koy structuré. si ko structuration boobu nga xamante ne nag moom la ñu am au niveau de notre commune moo tax même man sama absence ndaxte bu foire amee damay dem voyage yóbbu suñ produit yi nga xamante ne dañ koy liggéey di dem voyage au niveau de ces régions au niveau national. si ba nga xamante ne tey boo gisee cumul boobu nga wax mënul am faay looloo ko indi. d'accord waaw ndaxte tey lu si jëm si problème association yi bureau la ñu am. muy comité de directeur si kaw comité de directeur boobu am naa ay adjointe ndaxte boo fàttali ko commune Gueule Tapée Fass Colobane 3 quartiers la. d'accord si 3 quartiers yooyu bu si nee man am naa si adjointe te bu ñuy toog di def rencontre ñun ñëpp ñooy teew. d'accord su ma demee it même que dem benn réunion wala dem benn formation bu ma ñëwee dama koy restituer ba ku si nekk di nga si am expérience ba man bu ma absenté du mën a feeñ. duñ ko sentir Voilà. tout à fait. Alors Ndeye Ndao je vais d'abord dama bëgg ñu commencer par le début. Début bi mooy. macha allah doom ak dara doom ak dara xam naa ne boo amee juróom fukki at tamit. ci la yem donc ce qui veut dire que ne tu es une femme oui. une jeune femme. Oui. je dirais pas Oui. doo vieille femme du tout macha allah. donc nan la lii commencé li nga commencé nii. nan la commencé fan la dooree balaa ñuy egg ci tey li nga xamante ne moom ngay def sax parce que lu tax ma bëgg ñu dugg ci loolu. mooy tey initiation wu en tout cas li tax ñuy def émission bi tey. mooy dañoo bëgg a pousse l'entrepreneuriat féminin. tout à fait dañoo bëgg jigéen yi. ñuy gis seen bopp. commencer si zéro ci jugal seen bopp. commencer si zéro rek. parce que ci zéro. la lépp di dooree. voilà que ñoom tamit ñu am force. nga li tax ma bëgg nga raconter yow ni nga commencé. pour que ñoom itam ñi gis seen bopp ci loolu ba mu war a mun a tax. ñu am force ñoom itam jukk dem commencé def seen mbiru bopp. alhamdulilah. Rose loolu ak dolli sant yàlla la. ndaxte man en bas âge laa bàyyi samay études bi ma amee 17 ans. sama njàng nag soriwul ndax 5e secondaire laa yem wax sama papa ne leen man styliste laa bëgg a doon couturière. xamoon naa ne artiste la. ba ma ko waxee tombé sama yaay nekk sage-femme d'État sama papa docteur vétérinaire ñu ne kon famille bi yëpp daal yaa si bëgg a évader bàyyi jàng. ma ne waaw loolu laa préféré. terewuloon sama yaay li mu nekk sage-femme d'État en matière de santé dama doon bokk si relais yi comme ni bu vaccin amee sensibilisation loolu yëpp li tax ma am amour de santé. muy santé humain ak santé animaux. ndaxte papa docteur vétérinaire yaay sage-femme d'État. xam nga. mais si kaw relais communautaire boobu terewul dama doon dem di jàng sama ñëw ba ma ñu xoolee ñu may ma borom kër à l'âge de 18 ans ma ñëw nekk ak moom fii bi ma fi ñëwee nag yàlla boole maag ay mag yu baax yu ma jël rakkoo ma lu si demee ni Awa Guèye Kane di mag yi ma jigéen kan ancien chef de cabinet Awa Guèye Kébé ak madame la ministre Awa Guèye Kébé ñu jël ma encadré ma def ma seen rakk xëcc ma ci seen bopp à l'époque au niveau du ministère de la femme et de la famille. boobu da ngay def formation wala lan nga doon def exactement. booba ñoom seen jëmm bopp fekk na man ma ngi ci sama couture. d'accord mais couture boobu sama benn machine laa yor jàng naa ko pare mais dama ko teg sama kër. muy machine boo xamante ne kii la nu ñu koy waxee ci Saint-Ger la. ndax boobu sama borom kër amul doole. donc yow ci couture nga commencé. yor seen sa biir kër nga yor. benn couture laa commencé sama biir kër fekk jàng naa ko ba pare. d'accord mais nag bi may dem di li may ñëw sama kër. di ko jaay par benn par ñaar sama jëkkër dooleem bëriwul may xëy di defari sama ndékki bu ma defaree ndékki dem yóbbu commencé tilleen
rue 25 angle 22 non rue 25 angle Blaise Diagne muy foofu tey mairie Bamba Fall bi nekk benn xay gu mag moo fa nekkoon fa laa doon teg di jaay sama ndékki bu ma jaayee ndékki ba pare ndax boobu sama borom kër xoslumaan la waaye nit ku nekk boo choisir sa la nga bëgg te it je touche du bois bokk ma si famille boo xamante ne dañoo sonn ndaxte je suis la petite fils de Valdiodio Ndiaye mais dama tànn ka ma bëgg a sëy ak moom xam nga daanaka it du ma toog di wax samay mbokk ne leen mënuma lii wala awma lii ngay ñafeel sa bopp may ñafeel sama bopp sama borom kër itam di ñafeel boppam si moyen de booram d'accord su ma dikkee xëy dem defar sama ndékki dem maa siti leen jaayi d'accord bu ma jaayee ba midi ma ndugg sama ndugg dem sama kër togg añ bu ma toggee añ tibb si sama reer toog si sama machine di ñëw ay njaxas d'accord donc nga boole di ñaw di jaay boole di jaay ndékki d'accord ban instant la formation dugg léegi nag si boobu nag la ma jigéen Guèye ak magam ak Awa Guèye kan intégré si seen biir boobu ma jigéen chef de cabinet Awa Guèye Kébé la d'accord léegi nag ñu boole ma nag si seen biir formation bu amee ñoom ñu ne ma da ngay dem muy formation céréale muy formation boo xamante ne rek jigéen dina si am métier ba si cuub ndax cuub bi li ko waraloon mooy couture bi nga xamante ne jot nañ ko def sa ba ñu demee sa Awa Guèye ba muy may ay matériel la cuub la ñu may sa ñun suñu association bi nga xamante ne moom lañ amoon ki nga xamante ne mooy présidente bi di Awa Guèye kan ma jigéen Guèye muy association humaniste de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane d'accord ñoo lu ñuy def nag boole ma si ndax boo waxee ñu ne moom Baye Fall la dafa sawar ma sant si yow loolu nag ndaxte loolu moo ma yegg si loo fii xam nga lu tax ma lay poser question yooyu Ndeye Ndaw parce que tey formatrice nga oui fa laa jëm fa laa jëm chéri ndax lu boo gisee ma ne loolu moo ma yegg si loo fii formation bu amoon au niveau du ministère wala ñu mu am au niveau des communes ma jigéen daf may woo ne ma madame nee na nga dem madame mooy Awa Guèye Kébé bu ko defee ñu dem si ma dem si formation ba xam nga ba gën koo bëgg nag sax ña nga xamante ne moom lañ jox formation bi d'accord noonu la ñuy def nag tey ba nga xamante ne dem nañ ba ñu toogee ñu nekk nag au niveau du développement communautaire muy les associations départementales de Dakar muy maison communautaire bi nga xamante ne moo nekk au niveau de Castor d'accord foofu nag ñu amoon fa itam une brave dame bu ñuy wax Ndeye Sophie Diop muy madame Ngom it bu 15 amoon bala ñuy def ay exposition da ñuy def loo ay formation def ñu ay production yoo xamante ne dañuy produire loo xamante ne dinañ ko exposer xam nga si biir loolu nag man ma gën see choisir céréale bëgg ko lool nag benn association bu ñuy wax AFM non du AFM AEBF ñu encadré ñu defal ñu formation boobu noonu transformation céréale léegi nag si kaw loolu nag man ma am amour bi di ko exploiter lan lay transformation céréale bi plutôt lan lay tàng c'est-à-dire lan la ceeb la dugub la parce que yooyu yëpp ay céréales la voilà foofu lay dem noonu ma ne ko man ma am amour bi di ko exploiter léegi nag céréale boo ko déggee mooy bay dundee ndax céréale mooy li nga xamante ne tey mooy jógee tey si loo xamante ne dañ koo bay ceeb mën nañ ko transformer sorgho bokk na si céréales yi ñuy transformer oignon bokk na si céréales yi ñuy transformer dugub bokk na si céréales yi ñuy transformer mboq bokk na si céréales yi ñuy transformer mais oignon du céréale si oignon céréale la céréale dañ koy bay comme ñambi dañ koy bay mais céréale mooy yi nga xamante ne moom la ñuy def mu nekk en fait mu nekk pëndax après muy comme par exemple mais oignon day nekk pëndax oui ñambi day nekk pëndax ñambi moom xamoon naa ko mais oignon day nekk pëndax doo togg xanaa poudre d'oignon dafa am oui oignon xam nga kii aceke xam nga aceke bien sûr man mii di dund non aceke kay xam naa ko mais aceke je suis un grand cuisinier hein yow lay wax ni toogal dinaa la toogal ci oignon mën nga ko def en poudre ba pare boole ko ci am na ay composition yoo xam ne donc mën nga ko boole mu doon épice voilà te moo gën a sain sax mais par contre que oignon day nekk poudre loolu sérieusement je l'avoue je kan l'étais xanaa am na sax oignon grillé
ja voilà. Oui, ça je le sais, grillé. dama mën a togg de je suis un grand cuisinier moi. Bah je vois ça. Ouais. waaw moom. Bah c'est très bien parce que jàngal nga Aziz- oignon grillé bi boo ko booleeg ñankatang nii. voilà. déggal Aziz mi ngi oignon toog grillé bi boo ko booleeg ñankatang nii. nga am na noo koy toggee mais c'est extraordinaire. C'est Voilà. bon, c'est trop bon. je te togg jure. na togg na. Kii kenn togg oignon na ba grillé pare. aywa tamit Aziz Coulibaly la au sant riz war na ko blanc. xam voilà. ah beneen facette la boo xam ne xamu leen ko ci man. waaw loolu moom. man dama nuñ ko xëy. jonge waaw dama jonge. sama grand dafa jonge. Ouais. mais Ndeye Law gis nga yaa ngi may jàngal lu ma xamul te je suis sûre que je ne Kon serai xanaa pas kon la moo ko- seule boo xamante ne xamul woon ne lii nii mun na est-ce que moo mën xam nañ ne ko est-ce que xam nga ne kon mën nga xam ne mboq mën nañ ko togg ceeb te boo ko Oui. ñemee waaw loolu moom xam naa ko. voilà boo ko ñemee doo xam ndax ceeb mi ngi tudd boulgour. voilà mais dis donc. Ah, tu vois, Eh bien, je t'apprends dis des choses hein. mais dis donc. Et c'est beaucoup plus sain Voilà. même que le riz. te en même temps bëtt prix Et même goût bi la xeeti te moo dàq ceeb. voilà mboq bi ci boppam. waaw laay te même dindi goût la. lay nekk. non ma ne la moo dàq ceeb mun nga ko toggee ceebu jën mun nga ko toggee. Ceebu yàpp. ceebu yàpp. lu la neex mun nga ko ceeb bu toggee. xonq wala bu weex bu dee maïs bu weex bi Et mun nga surtout ko man toggee moom ceeb laay bu weex. conseiller normalement diabétiques Les yi ak diabétiques. sportifs yi. voilà C'est plus sain sincèrement. mais en même Aziz, temps, on devrait plus l'inviter à riche, une Aziz, émission plus culinaire riche. parce que le monsieur attention. Ah j'aime bien la cuisine et j'aime bien cuisiner. Bah, ça se sent. Pour connaître autant de choses ça se sent mais c'est très bien parce que yaa ngi ñuy xamal loo xamante ne certainement. ah kon nag xanaa kon ngurbaan sese bi nga xamante ne mu ngi rajaxe diaspora bi muy laax bi saab bi Ngourbane Cessé. waaw c'est-à-dire lan lañ. boobu man maa ko créé te man tey bëri na ñu ma si formé ñoo xam ne ñu ngi koy yóbbu ay GP Ngourbane Si, ñëpp xam ça nañ ne existe sànqal lañ ko daan en defee Europe. mais. Dafay nekk en sachet après léegi boo jëlee da nga jël rek. en sotti Ngourbane nga sachet. sachet waaw. D'accord. boo cc mooy cc bu ñu dañ ko wowal wowal quoi. mooy def séché ko léegi ci sachet. séché dañ koy séché ba pare def ko doo ci ko dugal ci def ko sachet yi. en sachet. c'est vrai que Voilà. gis naa ba ko. pare pourtant nag expérience boobu man maa ko njëkk a créé mais lenn mooy sam problème mooy xam nga yaa ngeen di créer. mais est-ce que certifié ngeen li ngeen di créer. bien comme sûr ça ngeen mun a am droit yi et tout cela est-ce que yooyu yëpp yaa ngeen di ci xalaat. voilà ba mais pare pour mun ko di ko jël di ko yóbbu bitim réew di ko jaay. parce que Mais- y a beaucoup de produits yoo xam ne fii ñu ngi koy def localement. yaa ngeen di transformer ay naka lañ ko waxee ay légumes wala ay fruits ou bien je sais même pas quoi. ay fruits et tout cela. yaa ngi di def la transformation. mais est-ce que yaa ngi di ko certifier pour que ngeen di ko mën a yóbbu bitim réew di ko jaay wala di ko. di ko exporter. waaw. merci beaucoup Aziz loolu kontaan naa si laajte bi ndaxte ñun nag lépp lu ñuy mënta def wala ñu koy njëkk di def dañuy njëkk a def formation en hygiène et qualité hygiène qualité boobu nga xamante ne dañ koy def en formation ITEA mooy ñëw former ñu si balay certifié bi di am ndaxte nit ki mënoo jaay ay nit si risque te biir dafa sori te lekk dafa sensible benn loo xamante ne tey teg nañ ko war ko produire xam nañ hygiène bi nga xamante ne war nañ war a mën a teg pour mu am ko mu war a nekk qualité bu sain ak qualité boo xamante ne dina nekk loo xamante ne dina rafet ci vision dina nekk loo xamante ne tey bés boo ko sexee duna indil ngaañte te ci wér-gu-yaram ko koy jëlee moo tax ci loolu la njëkk a formé wu tey lépp lu ñuy mënta liggéey lu jëm ci base aliment day nekk loo xamante ne waa ITEA dañ koy saytu ba ñu am ci li nga xamante ne tey am nañ droit importer ko walla am nañ droit dugal ko dans le marché ñu doog ko mën di paqueter. waaw mais boo leen defee loolu yëpp est-ce que état bi mi ngi leen di dimbale wala mi ngi leen di faciliter mi ngi leen di yombalal pour ngeen mun ko jaay bitim réew. waaw fi may waxee nii ñi nga xamante ne tey am nañ Fra lu ci demee ni ñun nag loolu lañu bëgg ñun au niveau de notre commune ndaxte am nañ unité man dañ ma formé woon rek may dem di formé waxate mais tey am nañ unité boo xamante ne dañu am ay partenaires yu jóge Espagne muy Croix-Rouge espagnole ak la ville de Saragossa en Espagne plus le Croix-Rouge sénégalais vraiment ñu taxawuñu
ba benn financement de subvention ànd koog li nga xamante ne tey mooy suñu mairie de la commune le maire avec ses conseillers muy Ousmane Ndoye ba tax unité boobu mu ngi taxaw si loolu lañ gën a tee am sax si renforcement si formation ITA ba nga xamante ni ITA bi ñu ñëwee formé ñu hygiène et qualité dañ na ni ñoom dinañ ñu ñëw certifié ñu wutal ñu visite ba pare fexe boole ñoo koo xamante ne dinañu defal Fra. mais est-ce que loolu defal nañ leen ko léegi. ba pare non defal nañu moom formation hygiène et qualité. non est-ce que certifié nañ leen. certifié boobu nag moom moo des. ndaxte unité bi parce que loolu la waaw unité bi ñu am ñun au niveau de la commune. dafa am lu si des loo xamante ne bala ñu ko siy mën a dugg fokk ñu yeggale finition yi ba pare inauguré ko. d'accord bu ñu ko inauguré ba pare mooy seen partenaires yi nga ma doon expliqué sànq avant ñuy dugg ci antenne bi. waaw les espagnols. d'accord yoo xam ne dañu leen former. dañu former pour que ñuy ngeen di mën a di produire grande qualité grande quantité et qualité. ak ay machines ak yëpp. ak machines yaa nga fa nous avons plus de 4 machines yoo xamante ne tey ñu nga fa boo xamante ne tey liy njëkkee ci céréales. mooy épierreur. bu ñu nee épierreur mooy machine bi dindi saleté. wutal nañ ñu ko. machine bi nga xamante ne day soq wutal nañ ñu ko. machine bi nga xamante ne day wal wutal nañ ñu ko. machine bi nga xamante ne dafay mooñ walla mu araw wutal nañ ko boo bëggee araw bu sew mu defal la ko boo bëggee araw bu dijj mu defal la ko boo bëggee cere. araw yu mel ni suñu araw ya yu gën a dàq yooyu ñu koy woowee grandeur. d'accord lépp am na fa macha allah lépp nag projet bi. moo ko fi indi. macha allah le maire Ousmane Ndoye may ñu terrain bi conseillers yi voté ko ñu jox ñu ko ñu tabax ko ba pare ñoom ñu ñëw équipé ko. locaux yi am na lépp locaux yi am na. ah c'est bien. waaw li des tey mooy comme li wax rek certifié xam nga ak renforcement boo xamante ne wax dëgg yàlla suñu mairie jàmbaar la lool mais ñu nit soxla nañ ci état bi surtout nag ministère de l'industrie ndaxte tey bu ñu demee ba war a sori. ñoom dinañ ci am pàcc boo xamante ne war nañu see taxawu ñoo appuyer ki nga xamante ne mooy suñu maire de la commune d'accord léegi Ndeye Ndaw jigéen 53 GIE yi nga xamante ne organisation c'est ça 53 organisations parce que man démb loolu ba nga ma ko waxee daf ma frappé ba nga xam ne je me suis dit tiens su fekkee ne am na benn jigéen mu mun a tenir 53 organisations organisation bu nekk ay à peu près ñaata nit ñoo ci nekk. waaw boo loo ko mënta tuuti plus de 15 personnes dinañ nekk ci biir. organisation bu nekk am 15 personnes mooy minimum bu gën a tuuti mais yi gën a mag ci organisation yi am nañ ay plus de 100 personnes plus de 50 personnes. c'est énorme. oui. te laaj naa la sànq ma ne la est-ce que. mais ci benn gox rek la walla ci gox yu bari. ci 3 quartiers. 3 quartiers Gueule Tapée Fass Colobane. ok da ngay politique. ah. ngay politique waaw politique moom ba ma koy def du léegi. waaye nag fi ñu toll nii moom. ci fii ma taxaw. sama maire laa taxaw pour jàppale ko mu jëlaat commune ba ndax dafa dox. ah da ngay politique. non politique bi dama ko tegoon en rade xam nga kañ laa ko tegoon en rade. bi sama ministre wàccee ci état wàccee ci gouvernement wàccee ci lan lépp. muy Awa Gueye Kébé di sama marraine fu ma yegg tey gannaaw yàlla ak ñoom a tax. man nag contre ma politique. tant que parenthèse la woon non man parenthèse la woon. waaw mais nag foofu waaye fi mu toll nii dinaa politique fii nii local yi. local yi yow Aziz. non parenthèse la woon politique nga damaa bëgg sama maire Ousmane Ndoye xoluwaat. waaw dégg nga parenthèse la woon rek parce que li nga doon waxee moo tax ma bëggoon am lu ma leer daal. yaa sulli foofu bu doon waaye rek. boo si waxul woon non c'est que li mu doon wax yëpp parce que bon. dama bëggoon xam rek bëgg sama maire xoluwaat nga daf fee indi projet boo xamante ne. waaw léegi léegi laa bëgg a xam. Aziz waaw depuis le départ. ba mu commencé wax naan kii xaw ma naan. waaw man kay dégg naa wax bi dégg wax ci man ma bëgguma dugg foofu. non mais dama bëggoon mu leeral ma rek parce que xam nga lu tax ma posé question bi. non xam nga ma posé question bi. c'est parce que xam nga dafa am ay jigéen yu bari parce que booy wax. lépp ça coule quoi ça veut dire que tout est bon tout est facile pour ñoom et tout cela. donc pourquoi ma posé question mooy c'est à savoir. est-ce que il faut faire de la politique et être dans la politique pour que ça marche comme pour elle comme li muy wax ni expliquer nii quoi que am nañu lii may nañ leen lii jox nañ leen lii jox nañ ni il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. pratiquement la majorité qui aimeraient bien avoir cela et qui ne l'ont pas donc soit dafa am yoon booy jaar ou bien il faut faire de la politique pour que ñu mun a am moom lu mu am fu mu nekk nii. non
non c'est ça. Mhm. dehors de la politique. Aha. tu peux avoir accéder mun nga am waaw mun nga wax ci sur wolof. sur les partenaires. Mhm. xam nga dehors de la politique. Mhm. mais néanmoins terewul yow. boo politiquee xool koo xamante ne dina ñëw renforcer waat la. si say femmes loo xamante ne dinañ leen jàppale dina si am solo mais man fi ma accéder nii. politique joxuma ko. Mhm. waaw fi ma accéder. politique joxuma ko. ndaxte man li ma lay wax sànq Rose partenaires yi ma lay wax nii sama contact ak ñoom depuis 2006 la te booba nekk ma woon si terrain politique bi. Mhm. ONG la comme que maa ngi nekk ci art bi di fréquenter centre culturel muy centre culturel de Fass. ONG bi mu ñëwee gisanteeg directeur centre bi ci la ko wax na ko xaaral dinaa la wool benn daam boo xamante ne am na ay jeunes yu muy encadré fii tombé woon ma amoon ak sama ñaari càmmeñ yoo xamante ne yàlla dafa ma boole woon ak moom ñu koy wax Jules Sow muy yëngatu lu jëm ci problème affaire théâtre Jules daal di ñëw ànd ak man ñu encadré xale yooyu ONG boobu moom la ñu doon woowee métropole booba li mu doon formé jeunes yi l'âge de 18 ans ba 35 ans la en art plastique alphabétisation théâtre d'accord ñetti volets yooyu ñu doon def nag comme que man maa encadré woon xale yi fu séminaire amoon man la ñuy woo buñ ma wooyee nag man ma xamal leen ne c'est bel beau xale yi nekk ci milieu art bi waaye it war nañoo am benn idée de formation boo xamante ne tey dina leen rendre ëllëg une formation autonome professionnelle d'accord xam nga boole kook encore xale yi mun a mën ko même bu ñu amee formation professionnelle war nañoo mën a amit éducation financière ndax dëkk di leb xaalis doo xam noo koy def loolu du indi benn rentabilité. dañuy taxaw ci éducation financière bi c'est très intéressant mais balaa ñuy dugg ci loolu dama bëggoon wax benn détail tu sais man je ne suis pas contre ñuy def politique. man je suis beaucoup en fait je veux dire tey pour liggéeyal sa gox. pour liggéey pour l'avancement de votre quartier. de ton quartier ou de ta commune. il faut faire ce qu'on fait. Pour l'améliorer c'est une forme de politique. man noonu laa jàppee en fait. maintenant loolu. ci biir xam nga li bon politique politicien. mais politique de développement loolu moom gis nga fii kenn fi ñëw di politique ñun politique ñu Aziz ñun politique ñu donc fi ñëw di la ay promotion benn kii ak ay naamu sago di lay teg ñun li tey li intéressant te man j'avais senti depuis le départ que da ngay politique ma bàyyi la si biir li intéressant surtout man li nga xamante ne moom laa bëgg ñu accentuer si mooy li ngay def pour. parce que tey jii GIE yooyu ngay àndal ñi ngay àndal noonu association yooyu noonu. ay jeunes yaa ngi tëb éducation financière bi. damay dellu si éducation financière bi dama bëgg a eggali lii je te dirai. fan justement on va revenir sur ça. li intéressant tey jii si loolu mooy que ces jeunes là que ce soit une association de 15 personnes ou de 50 personnes c'est des jeunes qui sont des femmes surtout parce que femmes yi moo ci ëpp. comment dire, qui s'essaient dans l'entrepreneuriat. C'est ces femmes-là qui s'essaient dans l'entrepreneuriat qui nous intéressent justement. Maintenant, si biir loolu noonu. éducation financière bi ngay wax noonu. nan nga leen ci accompagner parce que man quand j'entends éducation financière j'ai l'impression que ne dañu lay dugal école jàngal la. nu ñu lay defaree nan ngay defee emprunt nan ngay fay pour éducation c'est ça dañu lay jàngal. nan ngay defee lii nan ngay defee lii léegi nan nga ñu noon a expliquer ci éducation financière yow à ton entendement. voilà si sama dégg-dégg ak sama jaar-jaar def éducation financière boobu ma lay wax noonu. projet bii ma la wax ne dañu dem ba fin bi durant 4 ans mu pare lañ ko proposé ñi nga xamante ñoo nekkoon suñuy partenaire mu ñuy ay espagnol muy métropole boobu si lay wax ne ñun suñu domaine pare nañ si mais dinañ leen indil ñoo xamante ne du ñu yëkkati financé nañ mais dinañ leen won nan ngeen di liggéeyee seen xaalis ba kenn ku si nekk yow di nga financé sa bopp autonome si sa bopp te doo ko lebi ci banque ñu koy wax programme CAF loolu liñ ko defee liñ njëkk a def mooy ñëw former ñu nan ngay téye xaalis capital ba nga war a yor intérêt ba xam nga te capital bi yow waroo ko lekk te ci kaw capital boobu mooy création xam nga
une groupe boo xamante ne da ngeen di tuddee groupe bu tur bu ngeen paree nag ngeen ne si groupe bii ñu ne dañuy def benn réunion symbolique ne dañuy jënd ay action bi nag lu mu rëy si 1000 francs lay njëkkee comme que da ngeen di doog a démarrer 1000 francs bi képp ku ko si teg bu dee mot na 10 000 man ma am sama 1000 francs yow Rose nga am sa 2000 Aziz am 5000 am Oman Ndiaye am 3000 am mu ñëw nekk 10 000 wala 1000 francs mu ñëw nekk 10 000 10 000 boobu man Ndeye Ndo jaaykati caaf laa xam nga tey Rose bu ma ko joxee fajalu ko dara mais man jaaykati caaf bu ñu ma ko joxee dinaa si am sama 3 kilo gerte léegi nag bu ñu bàyyee balay san comme ni tey la lan alxames tey lañ ko def ñu ne nag bu ñu si jógee alxames bii di ñëw yow Rose man yow Ndeye Ndaw 10 000 bi ñu la jox léegi bu alxames jotatee dañuy ñëwaat au lieu que ñuy jël suñu xaalis di ko jëndee crédit wala di ko jëndee kii xale yi rek ñëw yaay may ma jënd mburu may ma jënd kii maa ngi xalaat ne alxames bii paase kat ñii dañ ma yëkkati woon 2 junni jox ma pour ma dem jëndi gerte bu ma jaayee gerte googu noonu bés bu ne damay jël dugal si biir bés bu ne damay ñëw dugal si biir su ma xoolee balay semaine bii ñëw dinaa dem jëndiwaat ñaata yoon ñu ne nag yow 2 junni boobu ñu la jox dinañ la bàyyi nga fay ko si 3 alxames wala 5 alxames mais du tere bu ñu toogaatee alxames dinaa ñëw man am lu ma génnee si 2 junni boobu bu dee 4 junni bu dee 4 téeméer la 4 téeméer bi dinaa si tegal 200 muy téeméer bu ñaar téeméer bu ne ñaar fukk yaa ngi dégg si 2 junni boobu Aziz junneem am na si 5000 waaw bu ma ko lebee ji woon si banque ba du ma ko delloo banque ba intérêt ba fu muy yem du si banque ba du ñëw si ñun de ah d'accord donc entre yéen entre ñun lay nekk leb bi entre yéen lay nekk fay bi entre yéen lay ne mais ku si ne da ngay am sa carnet d'accord carnet boobu noonu yow yéenay financé ñooy financé si suñ biir ku si financé dañ koy bind si sa carnet yow la nga joxe yow sa jëmu bopp si comme action bi nga jënd dañ ko siy bind lañ la lebal itam dañ ko siy bind boo ñëwee sa lañ la jotoon lebal ñu ne la 5 fan lay am astafurlah 5 alxames lay am bu dee yow mun nga ñëw fay ko si saa si te yow Rose alxames ba delsi na au lieu que mu am 2000 Rose am na 2 junni yu ñu ko may si diggante bi Rose du si xalaat jëndi tissu wala jëndi daal dama koy yóbbu si sama morom yi ndax mu jur événement day ñëw tabaski day ñëw màggal day ñëw ñuy def noonu nag xaalis bi muy tourner si suñ biir ñu di ko liggéeyee mais nag c'est pas forcé nga ne man joxe naa xaalis bi rek dañ may lebal far force wala nga joxe dërëm yaa ngi dégg nga ne nañ la lebal 2 fukk déedéet liñ ne comme yow li nga joxe buñ demee ba di la ko méngool di la ko abal te xaalis ba ne fa dañ lay jox comme ni bu dee 2000 nga fa jot a joxe soo ne abal leen ma 4000 damay dem jënd jaay après ma ñëw fay 4000 yooyu dinañ la ko jox muy doublon si li nga xamante ne moom nga joxe xam nga 2000 nga joxe léegi nag nga ne man 4000 laa bëgg dinañ la jox 4000 yooyu mais duñ ko weesu ba nga ñëw fay 4000 yi boole ko action yi nga ñëwaat jënd. d'accord léegi nag si kaw kóoluwante boobu nag ñu def intérêt yooyu si am formation boobu noonu la. espagnol yi ñëw moom la ñu ñëw defal jàngal ñu ko. ñu nit ñu jàngale ko territoire Sénégal. ngeen jàngale ko entre yéen. entre ñun mu njëkkee nag si suñu biir. léegi ban yéen a koy appliqué est-ce que ba nii ñu ngi koy appliqué suba la sama remboursement boo mënoon a ñëw bu ngeen mënoon a ñëw fekk ma fa xam nga ngeen gis. ñaata milliards nga remboursé. milliards kañ nag yeggaguñ fa. amiin waay amiin yaa rabbi. donc bu ngeen di seen plafond ñaata la. amiin waay amiin seen plafond ñaata la comme ça. amiin si financement yow. seen plafond si financement moom si 500000 la yemagum. ndax suñu force demagul foofu. tabaski bii di ñëw. moom daal ku si fay normal. yaa ko yàggal. dem nañ 500000 ba 800000. et les conditions. les conditions moom nekkul leen. doo amul frais de dossier. xam nga amul lu dul yow
sa remboursement respecté ko 2% la ñuy teg si li nga mooy li ma la wax rek ci li nga leb. si li nga leb ok. li tax et y a pas de garantie. non garantie bi mooy jàppal ma jàpp mooy wóolu naa Rose ñoo bokk si li ñuy yëngu soo demee nag ba situation am comité bi dina def démarche ñëw sa kër xool ba xam lan moo la jàpp duñ la bundu xatalit ndaxte ku nekk jamono da lay jàpp la jamono jàppee ku nekk si loolu ba waaye nag loolu boole sa 500 millions Rose ak sama bos muy 1 million. waaw am na de dina baax de. waaw ñoo dem bokk. léegi nag xam nga luy wax ji waaw. mooy association yi buñ la ko joxee ba pare dañuy ñëw yow suivre la ndax yaa ngi si yëngu moo tax il faut association nga bu doon ne membre ci association bi. voilà boo doon membre dëkk it si gox bi ah dëkkit ci gox bi. dëkk it si gox bi parce que moom Ndeye Ndaw en fait moom elle parle pour Fass Colobane Gueule gël Tapée. waa kat waaw mais pourquoi loolu doon ko appliquer pour yeneen localités bëggoon yi nag yeneen comme ça ngeen localité mën a yi leen former comme ça ñooñu ñuy mën a appliquer la même chose xam nga pour que ñuy mën a liggéey tamit. dëgg la comité consultatif bi xam nga c'est national lii ñuy yëngu nii gox bu ko soxla dañuy déplacer wu ñëw former la yow say groupement yéen it ngeen gérer seen génératrice de revenu si kaw loolu ñu lay wax ne jàppal ma jàpp noonu événement bu amee dañuy xool si kees gi dem génnee dem jënd pomme de terre soble ñoo teg mais loolu terewul si biir jàppal ma jàpp boobu daf si am kees boo xamante ne social la social boobu 200 francs la bu événement ñëwee membre bu nekk quoi day dugal 200. day dugal 200 francs heure booy versé léegi nag 200 francs yooyu bu événement ñëwee dañ koy génnee daal di dem jënd li événement bi laaj comme ñu bu dee na korité la ganaar la événement bi laaj ñu dem jënd daal di ñëw indi di ko maye. may la ko ndax yaa ko joxe liñ si di dolli mooy yenn saa yi ñu wut ku ñu subventionné dëgg la. yokkal ñu comme bu ñu gisoon Aziz xam ne bonante la ah Aziz yow tim sa jigéen ñi comme amul que yéen a benn bokk si problème benn dëkk wax ne ma benn ñaata koñ. million ngeen soxla rek amul benn problème loolu du ñu boole. benn am jigéen ñi ñoom. non jigéen ñi jàmmaale lu ñu bëgg rek yàlla nay jàmm. ah waay Mais nga wallaay ne ku defal jigéen rek yàlla defaral. mais xam nga la moo ma naqari. da ngay gis loolu noonu ñu def ko. léegi am ko soxloo xaalis. ne waaw man damaa bëggoon ñu financé ma nangam ak sàngam xam nga ndeke lan la am. ngénte. mbaa ndeyeele. loolu ñu ngi koy mbaa C'est vrai. xaw ma lan. daal di jël 500000. wala mu jël 1 million. dem dugal ko ci loolu mu ngi fiy jeex de yow Rose si jigéen ñun bu ñu la financé ba pare dañ lay suivre mais fi yéen jeex. loolu ñuy def pour financer c'est-à-dire xaalis bi foo ñu ko jëlee. fu ñu koy jëlee comme ni ma la ko wax nga ko léegi. expliqué nii waaw rek c'est vrai comme ça suivre moon maa ngi woon. xam nga nu ñu koy jëlee waaw. Aziz dajale junneem indi Rose dajale ñaari junneem indi Ndey Ndaw dajale 2000 am indi ñu jël teg ko yëkkati ko nag ne Ndey Ndaw am lan ngay yëngu mën a jaay gerte caaf ma dem jëndi sama gerte ñëw di saaf bii ma def croquette bii ma def gerte suukar bii ma def gerte caaf bu ko defee balay bés bii delsi nga remboursé. ma remboursé soit ma remboursé yëpp jëlaat fekk na bu bés bii delsi dañuy wax ne ah man de lii ma waroon a téye di ko jëndee ji crédit donc ci sama xalaat. moo di bu kenn soxlawee. yéen membres yi yéen cotisé pour jox ko. noo xaaruñ kenn soxla de ah ok. chaque dañuy def daal mu ngi mel ni rek tey jàppal ma jàpp dañuy moom def laa la wax. bés bu ne kii chaque une semaine wala chaque 15 jours mais lu ngeen di waxtaanee ba d'accord la soit ngeen fixé ko ci 15 jours soit ngeen fixé ko ci par semaine soit ngeen fixé ko ci par mois comme nii bu communal bi par mois la moom lañu war a def remboursement suba le 11 mais bu fekkee ne ci yeneen quartiers yi comme yeneen association yi lu ci dem ni Calabas yi lu ci dem ni Kaaf yi lu ci dem ni ndimbali jaboot yi loolu par semaine la ñeneen ñi def par 15 jours xam nga ça dépend yéen li ngeen tënk waxtaanee ko ba déggoo ko lépp da ngeen koy waxtaanee dañ koy ba pare waxtaanee ngeen teg. comme ni bu ñu demee ba bëggoon a teg benn yow sa mbooloo ngay woo man mi yàlla def ma jaar ci programme yi man may ñëw man de dama bëgg a teg benn GIE wala benn association wala benn ndimbalu joboot wala benn kaaf sama koñ te waa koñ ba bëgg nañu ànd ak ñoom liggéey mais xamuñ ni ñuy def man la wool ñëpp su ñu ñëwee nag si laa leen di wax ne bala ngeen di def dara da ngeen di structuré wu muy am bureau
si bureau boobu ngeen lañ leen di toppee pour ngeen am seen papier juridique na tey itam boo bëggee tey gagné si projet yi wa ilaa boo bëggee tey gagné si projet yi wa ilaa nga bëgg tey accéder au marché national ou international foog nga am ay papier juridique yoo xamante ne dinañ la ràññee soit GIE soit association. papier juridique yi mooy en général da ngeen dem APIX ngeen di APIX la ñuy dem defaral leen ay voilà ñu wutal ñu papier wala association wala papier GIE ba nga xamante ne dinañ la ràññee ba bu ëllëgee bu financement yu mag yi ñëwee nga mën see jàpp. mën la ci boole. ëllëgee boo demee def say production yoo xamante ne tey yaa xam si céréale nga ko def yaa xam si fruits et légumes nga ko def ndaxte ñun nag li ñuy combattre Rose mooy ñun suñu réew mi lañ bëgg mu mel ni Maroc muy li ñuy bay nañ ko dundee te loolu la ñuy combattre nous les femmes de développement moo tax ñuy taxaw di xaar appui de l'État parce que ay braves dames kese nag ñoo nekk si commune yi au niveau départemental suñu présidente Oumy Baro Diop ak li nga xamante ñoom Mbéti Ndiaye ñoom ñëpp ay braves dames ñoo xamante ne ñii ngi Parcelles ñii ngi Cambérène xam nga ñii ngi ñoom Diallo Mbaye nekk ay nu ñu ko waxee aslem te muy chargé de mission Soham Wardini mooy li ma la wax léegi si formation savon bi. savon médical ñoom ñoo ñu ko defal barki Dembo Ndiaye ak démb rek lañ si pare. bi may jógee foofu noonu voilà bi may jógee fee ne si kii bi la Jolof. boobu fekk na pour restitution savon médical bi lañ doon def noonu. d'accord ànd koog Diallo Mbaye mi nga xamante ne mooy chargé de mission Soham Wardini. léegi on va parler de li nga xamante ne moom ngeen di produire parce que comme ni nga ko waxee li ci am solo aussi ci waxtaan bi ñuy waxtaanee mooy naka la ñuy def pour encourager jigéen ñi. pour ñuy dugg dans l'entrepreneuriat di defal seeni bopp ak yu demee noonu. naka la ñu mën a def ba former wu. parce que tey joxe nga ay idée wala bokk suñu ñu mun a jaar en tout cas ci sa commune. pour dugg ci ay association yi nga xamante ne dañu leen di dugal ci formation j'espère que loolu dinañ ko mun a élargir si yeneen communes yëpp. incha allah man je suis prête ku ma si soxla rek ma jàppale la si formation boo bëgg. wallaay bu ma la ko def si la bu ma ñëwul defal la ko dinaa yebal ku la ko defal. ku la ko mun a defal ku xarañ incha allah donc beneen bi nag mooy li nga xamante ne dafa am ku nekk si ligne bi Aziz ñu dugal pub daal di dellu si waat ak ñu dugal pub daal di dellu si waat. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. Je te promets, le décodeur HD est à 1000 francs seulement à partir de la formule évasion. Et l'antenne est offerte. Vibrez avec les plus grandes nations de football européen devant l'UEFA Euro 2020 sur les chaînes Canal Plus Sport avec 100% de matchs en direct et en HD. Suivi et commenté par nos meilleurs experts dont Habib Bey, Madi Traoré et Charles Mbouya. En plus de l'UEFA Euro 2020, la Copa América 2021 sera à vivre en direct dès le 13 juin sur les chaînes Canal Plus Sport. La Copa América de cette année, je vais boire du thé et du café pour rester éveillé toute la nuit. Regardez, l'Argentine de Lionel Messi à 1h du matin, le Brésil de Neymar à 2h du matin, que préparent Mbappé, Benzema, Cristiano Ronaldo. Regardez la Copa América en direct sur les chaînes Canal Plus. Et alors, n'attendez plus, profitez des bouquets Canal Plus. Voir tarifs et conditions dans vos boutiques et stands Canal Plus. ci kaw tournée économique bu muy amal ca Podor ak Matam président de la République son excellence monsieur Macky Sall dina dalloo espace numérique ouvert di ENO bu Podor samedi fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2021 lay doon dina fa tegit xeer bu njëkk bu ISEP bu Matam àllarba fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin 2021 ENO yi boromi xam-xam yu fekk baax ci réew mi ci xereñ lool ñoo ko taxawal boole ci jumtukaay yu mat sëkk muy nag yeesal gu mag yuy may étudiants UVS yi ñu jàng ci anam yi gën technologie de l'information et de la communication yi jaare fa doon njariñ ci ñëpp ISEP bi li ko tax a jóg moom mooy ak yamale ci ñi amee bac ñëpp ci doomu Sénégal ngir ku ca ne mun a am ci formation bu kawe bu nu jëmale nag ci wàllum science xarala ak njàngum métier ci diiru gàtt ISEP yi institut supérieur de formation professionnelle di yeesal yu am solo tukkee ci xalaatu son excellence monsieur Macky Sall président de la République bu Sénégal. C'était la pub sur Sud. alors dellu si waat nañu ci seen émission à vous l'antenne ak suñu invité bu neex bi moom suñu invité bi moom macha allah elle est adorable
ah elle est super gentille mi ngi man de mi ngi may xamal loo xamante ne xaw ma ko woon maa ngi jàng lu bëri ci moom donc ñuy waxtaanee entrepreneuriat féminin ak consommer local pour dellu si waat d'ailleurs ci consommer local bi ñu ngi wax léegi nii ci savon médical yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def transformation céréales yi nga xamante ne ñu ngi koy def léegi nii wax nañ ci transformation céréale bi ba ma xam ci lu xamante ne wax dëgg yàlla lu bees tàq la ci man savon médical yi léegi savon médical yi lan en fait yan genre savon ngeen di defar ak naka lañ koy préparer fan lañ koy préparer parce que bon saabu yi en général dafay bëri ay effets yu chimiques yu si am yu ci bëri est-ce que yéen da ngeen koy def ak ay produits naturels te est-ce que commencé ngeen ko commercialiser laa ngi naan léegi ba nga jógee suñu kii bi dem suñu formation bi dem yaa ngi dem benn fu ñu ko doon waroon livrer c'est ça. non fi ñu doon continuité formation bi. continuité formation voilà bi ah kon pareegu leen ci formation bi. non pare nañ si dee démb parce que formation savon bi 2 jours la rek. 2 jours 2 jours la. 2 jours ñu formé la si nooy nan la ñuy defaree savon. mais nag après da nga koy jël teg ko pour produit chimique boobu ngay wax chimique bi du lenn lu dul sut muy xeme. xeme tout à fait. xeme saabu bu ñu la wax ne dafa bëri chimique benn chimique newu si xeme dafa doon ne nag dosage si xeme bi. mooy ëpp des fois. boo fekkee amuloo expérience de fabrique bi dosage si xeme bi moom mooy ëpp ñuy wax produit chimique bi du lenn lu dul xeme. mais xeme bi da ci war a am daal. xeme mooy saabu boo mënta gis ba si liquide eau de javel savon poudre day am xeme. d'accord. xeme moom mooy base bi. d'accord. xeme huile mooy base bi savon bu ñu ne huile palmis beurre de karité. moo tax saabu yi di nekk savon d'argan wala savon de huile d'olive wala savon à base de tel à base de tel. huile soupe bu ñu ne soupe mooy xeme mooy base saabu ku la wax leneen lu loolu am bu ko weesoo dosage parfumerie yaay xool nag sa ban savon nga soxla bu dee dargaan nga soxla da ngay jël huile dargaan ajouté ko si bu dee palmis nga soxla da ngay jël sa palmis ajouté ko si xam nga bu dee carotte nga soxla léegi loolu bu dee noonu bu parfumé nga bëgg nag si ngay xool yow sa parfum adorable bi nga soxla moom nga koy jël rek na ko si toq mu indi la. léegi ndey en quoi loolu c'est médical. ok savon médical quand on le dit dafa am ay arbre médical yoo xamante ne ay garab yu nekk ci suñu réew boo xamante ne tey ci saabu bi boo ko defaree dina am lu muy faj ci sa yaram muy soit ci sa der muy soit ci sa karaw léegi nag mooy tax ñu wax ne fabrique savon médicalisé comme exemple bu dee da nga yor doom ju yor ndoxum siti médicalisé ndoxum siti pour yow sa doom ji garab ndoxum siti boobu nekk ci yaramam booy defar saabu boobu saabu boobu mbir boofu nga koy defare garab gu ñuy wax mbir boofu mën nga ci boole mbantamaare ay suppléant lay ay suppléant lay doon mais suppléant yooyu garab la boo xamante ne da nga koy jël yow sa jëmu bopp nga trempé ko ak l'eau chaude boo xamante ne tey boo ko tegee ci gaz ba mu commencé di génnee vapeur nga wëlbati ko daal di ko bàyyi daanaka ay 10 minutes nga wàccee ko ba mu nekk du nekk frais sax diggante tàng na ak sedd na. fekk nga wëlbati ko ci biir nga doog koo jël na xent ko. ci loolu ngeen di basé. ci loolu na ngay basé pour def savon médical bi. mais savon bu dee savon éclaircissant. ah excuse-moi. oui savon médical bi plante yooyu nga wax ngeen di mélanger et tout ça ci lan ngeen basé pour wax ne que plante bi boo doon ko mélanger day faj lii pour lii boo amee lii ak lii ak lii ci lan ngeen di basé wu. si li ñuy basé wu mooy
est-ce qu'il y a des am na ay études yu ko prouvé. waaw suñ faju maam yu njëkk ya. ah donc médecine traditionnelle quoi. médecine traditionnelle. parce que li ma la wax rek bay dundee buñ ko dëkkee woon lépp mu nekk dans notre tradition feebar dina fi jafe. mais amul benn expertise bu am ci ginnaaw boo xam ne médecin yi mun nañu expert la ñu ah woon non de. non man d'accord loolu weddiwuma ko mais dama bëgg rek mu leer. ci bopp nit yi di déglu. nga xam ne que bon ñii bu ñu waxee ne savon médical dafa ni que am na benn étude boo xam ne professionnel yi bon c'est-à-dire xam-xamu tubaab bi saytu na ko ba xam ne que plante bi boo ko boolee ak lii composition bi ak lii dina mën a faj lii. xam-xamu tubaab bi. waaw xam-xamu tubaab bi. waaw xam-xamu tubaab bi moom boo ma si laajee rek di nga ma daan nata man moom samay cosaan rek lay wëy. ah d'accord waaw ngeen ci loolu ngeen basé wu daal samay cosaan lay wëy suñ base loolu lañ basé ndax dañoo xool si suñu faju maam cosaan ya. daanaka bu ñu dee toog di wax ay savon tubaab ak lu kenn xamul. ñoom dañoo ñëw fii jéggaan si. gën ñoo muus. daal di dem taxawal seeni usine seeni kii bu ko defee ñu ñëw jël si suñuy poudre def. jël seeni calcul jël seeni microscope ba génn si loola. mais ñun suñuy maam ba ñuy faj bu njëkk ba yaa ngi dégg. day dañ doon xool garab gii 8 dem xool ne diw de nangam moo koy métti bu ñu xoolee ne loola faj na ko ñu jël ko bind ko wan ne kii lii kat. day faj lii. si kaw saabu bi noonu la demee. comme ni ñuy naan ngeer booy sëqat boo ko naanee mu dañ ak voilà buy boo ko naanee boo fekkee ne da nga am. daay faj antibiotique si noonu rek nag la bindoo si suñu réew. nag gis nga Rose ñun ñoo jéggaani. waaye gis nga tey feebar yi yëpp jéggaani moo ko indi mais li ñuy béy buñ ko doon dundee li ñu suñ maam yi bàyyee woon muy garab yii suñ ko doon utiliser def ko suñuy fruit feebar dinañu jafe. am na sama benn papa bu ma mus a waxtaanal mu ne ma ñun lépp loo xamante ne ni daf ñuy dal ci ay feebar dafa am ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yaay booy ñu ngi lay dalal ak jàmm. bon ça va madame Cissé. madame Cissé na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. alhamdulilah. bien merci maa ngi nuyu Abdoul Aziz. Abdoul Aziz mu ngi lay fay. waa jeex na maa ngi nuyu seen invité bi. seen invité bi bëri na xam-xam te am na xorom damaa ree bay bëgg a dee. bilaay. macha allah moom moo ko la. dafa pris quoi. bilaay dafa pris légalise elle le dit ni mu koy xalaatee la koy wax te di nga comprendre. wallaay jërëjëf. waaw c'est comme ça c'est bien. jërëjëf merci beaucoup madame Cissé. voilà donc dama doon woote parce que damay dëggal li nga wax. voilà parce que ñun dañ dëkkoon ak sunu maam. xam nga dañ ne yàlla fu mu wàccee askanam wàccee na fa ay gàncax yu leen faj. wallaay. voilà donc ñun am nañ ay xob yu ñuy faj gis nga mbër boobu bi nga wax sànq. pour dëggal ko ñun bi ñu nekkee xale. man moom ay picc yooyu noonu loolu ñu doon wax kosa kosa noonu daf maa yeboon. mais sama maam mbër boobu bi ci boppam. dañ ko planté woon sunu kër moom la doon jël di ma ko sangee ba ni mu wéree. ak ça. je te jure ba ni mu wéree. wallaay Cissé. xobu gis nga palu yebuñu woon parce que xobu niim bi. la doon niim gi voilà. savon niim sax am na. baxal ñu merci baxal ko. sóob ñu ci sangu ñu ci. parfois nga guux ci. mu ngoog. mi ngi noonu. ngeer bi man ba léegi nii sama alaaji as bu sojee. balaa maa dem pharmacie te ci pharmacie garab yi laay liggéey. baax na. ngeer bi ak xottu butéel bi. xottu butéel bi mooy garab yooyu nekk ci. waaw moom mooy kii bi ni ko filaawo yi. mi ngi noonu. waaw voilà filaawo. filaawo la tudd bi mooy beneen bi. mooy xottu butéel bi am ci yoonu petit mbaaw bi noonu. waaw moom la mooy filaawo yi. waaw te même yooyu bari yi boo ko jëlee nii nga xër ko nii suur rek yooyu daw. mais yooyu daw du jar ngay jël pompe yi di ko diw sa yaram. wala pont jamee ñu ne la jëlal xobu mango. merci beaucoup Rose mi ngi noonu. waaw ndax xobu mango ak buy antibiotique la. antibiotique merci beaucoup. te xanaa xamoon ne tubaab bi dañ koy ñëw jël fii dem defari ko seen comprimé yi. loolu moo am loolu la ñuy liggéey Rose. ñun amatuñu verdure amatuñu dara. jërëjëf. donc lépp fii lañ koy jël see. jërëjëf soxna si. fii la ñuy jël see seen matière première pour defar ko ñun nag dañu bañ a comprendre loolu mais loolu moo am. ah baax na.
loolu moo am gis nga ni ñuy defaree garab même suñu pharmacien mën nañ defaral suñuy garabu bopp. voilà te yal nañu yàlla may politiciens yu comprendre loolu ba ñun ñu mën a defaral suñu bopp. dina am sax incha allah nañ leen continuer combat bi rek consommation locale rek. locale incha allah comme ni ko Rose di defee daal yéen ñëpp ngeen jàpp si. waaw di ko partager bu ko defee ñu gën a gëm consommer local. waaw mais loolu madame Cissé. oui loolu du léegi de ndaxte di nga defar sa composition def lépp yóbbu ko pour OMS valider ko du léegi de mi ngi nii ci Covid baa ngi nii rek wane na ko c'est-à-dire que am na ay remèdes yoo xam ne africain gis nañ ko mais bon yi mujjul fenn ci internet bi ngay gis ñu ne bon lii day faj lii lii day faj lii lii day faj lii mais OMS du ko validé wu ko voilà parce que ça vient d'Afrique c'est dommage quoi mais il faut dire la vérité quoi parce que on a beaucoup de trucs yoo xam ne bon mun nañ ci gëstu pour di ci jël ay antibiotiques di ci faj ay kii mais problème bi mooy xam nga du ko mën a jaay ci pharmacie yi parce que mais nañ ko commencé fii déjà voilà mais moom laa la wax ma ne la problème bi mooy lu ñu war a jaay ci pharmacie parce que xam nga fii affaire état la daal affaire état dafa xaw a compliqué ça veut dire que pharmacien mënuñu jël des produits ne dañ koy jaay wala di ko conseiller soi-disant que antibiotique di ko conseiller te jaarul fu mu war a jaar parce que dañ koy soumettre mu am ay recherche yu ci am et tout cela mu dem OMS valider ko et tout cela pour que ñu mun ko commercialiser même vaccin yi mi ngi nii sax bu ñu ko commencé balaa ñu ko doon mun a ñoom commercialiser ci dans le monde il a fallu que ñu xaar que OMS valider ko tu vois donc c'est la même chose quoi donc c'est ñun les petits pays là mais je pense que d'où l'utilité de faire les formations comme nii par exemple justement madame Sène di def formation bi bokk ci association yi pour que ñu mun a di leen certifier parce que ku toog sa kër rek di def bon xam nga fu mu ne nii doo am chance peut-être di ko ay études am na si je ne me trompe pas si je n'abuse pas yoo xam ne ñu ngi koy def pour que ñu mun a pour que OMS mën a valider la médecine traditionnelle tu vois mais problème mooy bu ñu reconnaître la médecine traditionnelle d'abord mais il faudrait aussi ñu reconnaître les remèdes aussi tu vois il faut ñu reconnaître les remèdes et les remèdes est-ce que c'est maintenant ou bien dans 50 ans ou bien dans 100 ans nañ koy reconnaître et ci loo xam ne bon ñun on en a besoin maintenant quoi que ñu mun ñu reconnaître suñu yenn remèdes yi parce que léegi mooy problème des fois di nga comme madame lu mu ko waxee sax sur les compositions am na yoo xam ne day faj mais si la composition n'est pas bien faite mun na la indil yeneen problème dégg nga parce que man am na benn médecin bu ma expliqué benn cas bu mel noonu le jeune dafa amoon problème mu biir médecin yi ñu ngi koy jéem a traité mais xam naa ne ni ñu ko doon traité wéruloon rapidement quoi mais il a fallu que mu dem à la médecine traditionnelle ñu jox ko ay reen ak tout cela mu naan ko affaire bi disparaître mais affaire bi disparaître na mais nekkate mi ngi am beneen problème bu nekk ci biiram mi ngi koy soulever léegi nag mu jékki-jékki rek mu am benn maladie bu brusque quoi bu ko dal quoi il était obligé d'aller voir le médecin bon c'était trop tard parce que traitement bu ñu ko joxoon suivre ko daf ko bàyyi woon dem suivre traitement traditionnel bi traitement traditionnel bi nag bon arrêté woon na ko mais am na leen lu mu ko jural c'est-à-dire que c'est vrai que comme moi je suis pas contre il y a des choses yoo xam ne bon dina faj mais bon est-ce que dosage yi ñu ngi koy respecté est-ce que loolu du léegi vas-y allez-y pourtant Aziz avec le calcul dosage bi dañ koy respecté les normes de dosage ndaxte loolu sax dañ la koy jàngal waaw kitti na loolu sax dañ la koy njëkk a jàngal loolu moo indi seen ci yooyu ngeen di jàng voilà fi mu nekk nii ndaxte tey bu fekkee dem nga tey war a defar xam nga des litres wala nga defar des pots dañ lay wax ne la pot comme ni 250 grammes xam nga boo si bëggee am 50 pots nangami litre d'huile lay doon
nangami kilo de karité lay doon nangami kilo de soupe lay doon xam nga même que itam sur l'arbre dañ lay wax bu dee cëq ngay def ñu ne garab bu si ne cëq ngay def cëq mooy nga dugal sa loxo mooy nii nga def tibb léegi nag si cëq boobu nangama litre d'eau moom nga koy bouillir pour nga am dosage bi d'accord te itam si kaw loolu bon li waral tey production bi di nekk 2 jours soo ko trempé ak li nga xamante ne tey mooy soupe bi da nga koy bàyyi ba 24 heures muy heure bi nga xamante ne moom nga ko trempé woon comme ni le soir ba demain encore si soirée boobu. man je pense que Aziz en réalité dosage dafa mës a am ci suñu médecine traditionnelle parce que je donne un exemple par exemple ñu ne la comp mooy par exemple nga pincé ñu ne la cuillère à café. loolu xam nga sax tubaab la mais je veux dire par exemple bu ñu la nee comp mooy pincé bu ñu la nee cëkk maa ngi koy doore xam tur boobu lii mooy cëkk xaw ma ko woon lii mooy cëkk mooy nga tibb nii waaw mooy cëkk lii mooy comp loolu dosage la comp yooyu ay dosage bu ñu la waxee comp mooy nii sa ñaari baaraam mooy pincé mooy sa ñaari baaraam bu ñu la nee cëkk mooy sa nii sa juróomi baaraam te sax da ngay gis ñu ne la naan ko ci kaas bi ataaya bi wala ñu ne la naan ko ci kaasu ndékki loolu noonu yëpp ay forme de dosage la comp poudre lañ koy def cëq feuille si wolof la ngay cëq si feuille lay doon la ngay comp si poudre lay doon d'accord léegi nag si loolu nag yow si ngay calculer dosage bi ndax dafa am nombre litre d'eau bu si nekk ak bu muy jël d'accord gi nga suñu yëfu maam yi ñu ngi fi ba léegi de man j'étais au Maroc man mii presque def naa 10 ans yoo xamante ne damay naviguer Maroc Sénégal su ma ñëwee def Sénégal à peu près ay 2 semaines ou teer samay bagage samay matériel jëndaat samay bagage wutali Maroc demaat jaay instant gis nga ñi ngi wax nii suñ consommé yëpp bi si gën a baax c'est antibiotique weesuwul huile de baobab ak laaj pourtant savon laaj dañ koy defar war naa sëcc picc ak taas du sëcc ndax après da nga koy parfumer ba du xeeñ antibiotique booy naan dara gën a see gën lu dut buy wallaay ak mango bi est-ce que ça blesse nekk mukk te neex a teg si mango ndax day blessé gis nga dosage bu loo xamante ne lu ñuy naan la loolu toujours si suñuy fruit bi suñuy gàncax naturel lay jógee da nga koy tiimu di ko lekk si loolu ñuy def gis nga li nga wax nii moom laa madame Cissé da ciy duggaat rek xam nga jël ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa ay ci bismillah sëñ bi ñu ngi lay dalal ak jàmm soxna si ça va bien ça va alhamdulilah macha allah man participer seen émission bi di dëggal soxna si di wax nii émission bi intéressant na maa ngi koy déglu jërëjëf mais gis nga côté médecine traditionnelle yi mu dugg nii day savon traditionnel yi ñuy defal nii affaire yi tout man toog dama gëm dëgg dégg naa benn femme dugg léegi doon wax si ba dugg si médecine traditionnelle de seen maam doon sangeek affaire yooyu man dama gëm médecine traditionnelle pourquoi ma gëm ko te pourtant maa ngi fi en Europe mais dama ko gëm parce que day temps boobu maa ngi Sénégal voyagé gu ma à ce moment-là maa ngi doon def service militaire ma feebar bi yëqel bu metti ba ñu hospitalisé ma suñu infirmerie ba le docteur préparé tous les dossiers pour demain matin ñu évacuer ma IHO mais par la suite si ngoonte ni benn caporal chef moo fa jaar ñu waxtaan ni mu gis ma yëqel bu metti mun ma faali kii bu sonn xam nga lan koy xaj mun ma demal jënd fii te camp bu nekk en face ESCOA DSM foofu la servir jëngal fii nga jënd fii si pël bu tey koko nga naan ko ndoxum koko boo koy naan muy taxaw xoola dama ko naan mu taxaw yëqal mooy ok waaw te demee ba médecin bi dellu si ba ma ko expliqué def na c'est pas vrai dama dafa ma yow loolu affaire loo def ba mu waree dafa obligé moom ubbi dictionnaire yooyu di vérifier di xool te kooku boobu rek lañ ma wax ne ma dema nga jënd fi benn koko ma génn si buntu kaa bi est-ce que waaw foofu jënd koko naan ko même pas 10 minutes mu taxaw vrai donc le médecine traditionnelle ça gis xëy na dosage bu Aziz bi di wax foofu la affaire bi nekk tout à fait mais ça existe seulement tubaab yi duñ ko bëggul homologué parce que buñ ko homologué suñu médecine traditionnelle dafay daaneel seen business la
daf leen di mettre en terre loolu il faut y croire ñun ñu gëm suñu bopp si lu fi maa ngi bàyyi wala gaa tout à fait gis loolu lu wér la tax man loolu dama ko dund loolu tax man depuis boobu médecine traditionnelle bi duma dem si tubaab bi te maa ngi fi am nuru fi mais médecine traditionnelle bi lay pratiquer ba jusqu'au bout. dëgg la. jërëjëf jaajëfal bu baax. merci Fally c'est très bien participation bi. merci Fally jërëjëf Fally. nekk leen si jàmm. mais déglu naa démb ak barki démb yëpp merci beaucoup merci beaucoup. merci beaucoup très gentil à la prochaine. merci Fally bonne fin de journée ñu ngi mel ni dafa am keneen ku nekk ci ligne bi tamit ñu jël ko salaamaaleykum non ok d'accord donc maa ngi ko doon wax léegi madame Cissé ñu ngi koy remercier moom itamit madame Cissé ci participation am dafa yeggali rek li nga xam ne moom laa dooroon mooy. sama benn papa dama fa mus a dem di ko seeti boobu sama yaay ndeysaan dafa feebar affaire yi sonal ko lay ndeysaan comme di waa ji wax nii rek ñu dem fu ne médecin bu ne moom mu amoon benn góor boo xamante ne xam nga meeru waalo yi rek ñoom faju kii la ñu xam mu daal di ma ne nañ dem foofu ñi ñëw toog foofu di waxtaan pa bi jox ko ay affaire mais ba mu ko joxee moom faj yi mu ko doon jox moom loolu la moo gënoon dalal xelam que hôpital yi ñu ko doon yóbbu te effectivement ba mu commencé di jël garab yooyu noonu paa bi doon ko jox si la ñu soog a gis mu commencé di am ay amélioration ci biir fajam paa bi ne ma nit fi mu dëkk yàlla dafa def nit ku nekk fi nga dëkk li lay faj mu nga ca dëkk ba moom li madame Cissé wax léegi mooy li madame Cissé wax léegi gis nga ba mu koy wax dama impressionné parce que loolu laa doon waaj a wax moom mu dugg et elle a dit exactement ça mu ne ku ci nekk li nga xamante ne moom moo lay faj mu nga ci dëkk si dëkk bi nga dëkk fi nga juddoo mu ngi fay sax dëgg la de donc encore une fois comme ni ko Fally ki dugg léegi wax léegi xëy na li ci inquiétant rek mooy naka lañ koy defee ba dosage bi normal ak yu demee noonu te loolu comme ni nga wax tamit la supervision madame de Sène léegi yéen ngi ciy def ay formation yéen a ngi ciy def ay jéego ba nga xamante ne les gens commencent à se renseigner sur comment doser les choses comment faire les choses ba nga xamante ne problème yi daan am comme malheureusement ki nga wax noonu mun a ñàkk ci yenn faju médecine traditionnelle bi mais surtout que ñuy gëm suñuy lekk ak suñuy naan ak suñuy yi nga xam ne fii lay jóge ndoxu ko boobu noonu xam nga ne moos tey am na ñoo xamante ne ku leen mooy li may wax rek émission bi li ci am solo mooy ku ci ne di nga am tey looy jàng man jàng naa ci lii te ñu ci bëre ñu ngi koy dégg ñu ngi am jàngat ci loolu macha allah madame Sène donc man lu mu bëggoon mooy pour revenir sur l'entrepreneuriat féminin ma bëgg a xam rek madame Fall madame Sène yii bul fàtte ci madame Sène lan ngay conseil jigéen ñi ñoo xam ne surtout bon bëgg nañu def dara mais xamuñu nu ñuy fu ñuy jaar ak tout cela yow am nga parcours boo jaar et tout cela donc lan nga leen di conseiller waaw man daal Aziz Rose li may conseiller sama mbokk jigéen ñi mooy jigéen bu mu xeeb jigéen nit bu mu rëyee laajte ndax koo gis ku ne boo bëggee tey commencer ci zéro dem ba nekk millionnaire dangay ñeme lu metti benn ñeme lu metti li mooy lan bu la yàlla joxee 20 njëkkeel ci 20 boobu di jënd di jaay bul xeeb teg sa table ci mbedd ma jënd sa mango nee naa la man ci jaay ndékki laa nag njëkkee ba am sama machine ba ubbi sama atelier HLM bay dem di voyager di ñëw te terewul ma def sama formation en entrepreneuriat céréaliste bu ma la waxee na la man li ñuy wax ne jigéen da nga war a nekk polyvalent bul xeeb benn formation te it nañ dem wuti formation nañ bàyyi kër yi ñu tëdd lañ war a ba naa togg añ naa lekk rek bu ma paree naa naan ataay naa ubbi télé seetaan novelas ak lu kenn xamul loolu mënul continuer bàyyi leen novelas yi soo yoree sa bennam ñaari junne bul xeeb table ba ngay daaj di ko teg bul xeeb fataaya ba ngay lakk di ko teg si buntu ba ak dox am na xale yoo xamante ne bu ñu rombee yor seen fukki dërëm nga jaay leen fataaya bul xeeb jus ba ngay defar nga teg sa glacière boo xamante ne ñaari junne nga koy jëndee si buntu kër ga loolu ngay def tey ba boo demee jël xaalis si say morom na nga koy fayee mu mën laa yomb te na nga koy fayee noonu du tere di nga am loo denc sa loola ngay denc tey boo fayee ba jeexal ñu yokkalaat la
sa loolu ngay jógee tey ba nga xamante ne boo continuer formation boo dégg dem sax di nga dem ba nekk pâtissier bu dee loolu nga bëgg. man tey bu ma la ne polyvalent la tey boo ma tegaloon tey nii ma defal la pâtisserie. da ngay defar bulgur. déggoo li ma la. bulgur la da nga koy defar. ah. booy pâtisserie laa la boo demoon te gâteau. non non waa xam naa. mais gâteau kii sax dañ koy defar gâteau maïs. gâteau dugub yooyu yëpp mën nañ ko defar. nee na luy bulgur Aziz. mooy pour remplacer le riz. mooy bu ñuy remplacer ceeb bi la mooy dañ koy transformer dañ koy xaw ma nag dañ koy defar ma xaw ma nag ni ñu koy defar mais je sais que c'est. bulgur est-ce que dawul kii boobu. mooy à base de maïs mooy non mooy xeetu boobu nga ne mën ko togg ceebu jën ceebu yàpp et tout cela. kii nga yow brise de maïs. c'est que waaw brise de maïs. mais bon man nu ma ko xamee bulgur laa ko xamee quoi. bulgur waaw boo ko toggee bon c'est xanaa lay nekk que am na en grande surface mais sachet yu ndaw moo am quoi. c'est des petits gâteaux. waaw c'est des petits gâteaux. non du gâteau de non ça kii la brise de maïs la. dafa am brise de céréale maïs la quoi céréale la brise de maïs la yow brise de maïs. waaw léegi ma ne est-ce que yéen. dañ koy defar da ngeen ko defar fii dañ koy defar en grosse quantité. waaw bu ku si bëgg grosse quantité ñu defaral la. j'espère que cherul. waaw non. am na ça c'est. non c'est pour comme ça ñenn ñoo xam ne dañu bëgg a changer seen alimentation bàyyi ceeb bi. dugg ci am na ça c'est 300 am na ça c'est 600 1 kilo bi 1200. saako bi nag. saako bi ça dépend nombre de kilos bi ngay soxla. ok mais c'est noonu lay tim si sànqalit noonu la bindoo ndax xam nga sànq maa ngi la doon wax ne ngurbaan sese bu ñu ne ngurbaan mooy laaxi bi saab sànqal lay doon gerte ak li siidem ñu wowal ko muy épice ñu wowal ko ba mu wow def ko sachet tey grippe bii ñuy wax nii soo ko lekkee boole ko yow yaa xam sa li accompagnant bi ngay def. xam naa Ndiallo Mbaye mu ngi may dégg daf na ñoom man maa leen ko defal formation léegi daf koy GP di ko yóbbu à l'extérieur. ñoom fat ba au niveau de Parcelles Assainies te expérience boobu maa toog rek xalaat ko créer ko. tey yaa ngi koy formé yeneen maa ngi koy formé yeneen gox bu dul sa localité rek. non bu sama localité sax bu ma la ne démarré guñ si ngurbaan bi ñi koy bénéficié woo nii. man mii am expérience bi sax bénéficié wu ma ko. ndaxte tey ñun ñu ngi xaar des commandes ak grande quantité boo xamante ne suñu unité bi bu ubbee incha allahu rabi. dañ koy defar di ko yóbbu sur le marché international. ndaxte kañ boo joxee ay nit ñoom ñuy jëriñu yow boo defee sa dëkk war naa nekk loo xamante ne. mais est-ce que di ngeen di dem ci foire yi. à l'extérieur dañuy dem ci foire yi nag waaye nag marché boobu nag moo xaw a des. marché international boobu. lañ bëgg ku ñu si gën a mën a jàppale rek. ndax vraiment jigéen ñi jàmbaar lañ. dëgg la commune Gueule Tapée Fass Colobane jigéen ñi jàmbaar lañ loolu man maa ko mën a wax. dëgg la ndaxte itam li ma la wax rek xam nga da nga mën a cumul boobu boo gisee tey mu am nee naa la man biñ may fal si commune bi dafa fekk ma fi. dama fekk ma tukki dem foire FESPACO bu Burkina Faso bu nekk xam na foire FESPACO mooy foire des festivals. Aziz nii xam na li ma foofu lañ ma wooyee ne ma kat commune bi dañ doon def comité consultatif à la base ndaxte comité consultatif c'était national seulement au ministère de la femme ñun ñoo plaidoyer ànd koog ministère yi fi jot a jaar muy Awa Gueye Kébé Aïda Mbodj Ndeye Khady Diop ñëw moom itam nekk économiste familiale. xam nga appliqué ko wàccee ci base bi formé fa ay APDC muy porteur de dynamique communautaire mooy ñi nga xamante ne tey dañ leen yóbbu fële Sébikotane xam non fële Mbambilor formé leen pour ñu accompagner association de femmes sa lañ sa jógee nag woo sous-préfet ak préfet yi ñu monter li nga xamante ne mooy organisation de femmes yu bu nekk ci commune bi rek ñu woo leen teg comité consultatif si lañ ma élire man mii. d'accord ma ñàkk see sonn nag ñàkk see taay nekk seen Baay Faal li tax yaa ma doy dafa xaw a yéeme tey nag ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp surtout nag diaspora bi nga xamante ne tey ñu ngi dëkk si commune Gueule Tapée Fass Colobane ñu ñëw jàppale seen jigéenu commune te xam ne ay jàmbaar lañu. parce qu'il faut le signifier quand même tey liggéey ngeen ci loolu dox ci ba mun a am seen unité de production bi nga xamante ne yaa ngi koy wax léegi. di ngeen koy inaugurer peut-être te bëgg nañ unité de savonification et eau de javel savon bii ñu def en base traditionnelle. bëgg nañ ko moderniser. am machine yu koy dagg am machine yi nga xam ndaxte yëngal dafa métti. jigéen ñi téye bakku bi nii di yëngal ba saabu bi ndaxte xam nga saabu nañ koy defaree rose. naa ñëw xool si ko. mu ngi dinaa la envoyer vidéo bi waaw kay.
damay ñëw sax seen information bi ma ñëw fekkee ko jeex na tàkk gis ndax nga man itam ma kii on ne sait jamais Aziz tey ñoo dugg si formation saabu si defar saabu man tamit quoi 500 000 de moom baax na wax dëgg yàlla ok madame Sène maa ngi lay gërëm di la sant de toutes les façons man kontaan naa trop de recevoir et puis am na lu bari lu ñu ci jàngati tout cela j'espère que jigéen ñi dégg nañu sa conseil et puis nañu suivre sa voie yow bi nga suivre pour mun a commencer pour mun a liggéey et puis di gën a promouvoir aussi entrepreneuriat féminin bi donc yàlla na yàlla defal jàmm man maa ngi wax auditeurs yi à lundi incha allah te yàlla bu ci kenn manque di ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw ñu madame Sène bu lan nga ñu bëgg a wax ci pour tëj en tout cas participation bi nga xam ne am nga ko tey ci waxtaan bi ñu dëgmal di yaakaar nekk du en fait on va continuer si loolu parce que sujet bi semaine bii nii mooy l'entrepreneuriat féminin et le consommer local loolu la ñuy waxtaane wax dëgg yàlla nga jàngal ñu ci lu bees tàkk wax ñu ci aussi loo xamante ne lu am solo la lan ngay am ci looy wax pour tënk waxtaan bi waaw li may am si li ñuy tënk waxtaan bi rek mooy may gën a conseiller li nga xamante ne tey mooy suñu jigéenu réew ndaxte tey jigéenu réew yi ñoo yor kër yi nañ dem chercher à l'information nañ accéder si li nga xamante ne mooy formation yi te loolu pour nga accéder si pour utiliser consommation locale boo toogee sa kër mënul ne muy jóg dugg si organisation de femmes yi ba na xam ràññee ba nga xamante ne tey bu ñuy def formation nga participer si yow nag yaay dem choisir domaine bi nga xamante ne moom nga bëgg a expérer wu bu ëllëgee mu mën la def la nga être autonome nga mën a nekk si génératrice de revenu boo xamante ne di nga si jëlee njëriñ ndaxte tey suñu mbayum réew mi suñu gàncax réew mi mën nañu see dund comme yi ko yeneen réew yi di defee mais nag bu dee rek dañuy bëgg di toog si suñ kër yi dinañ dëkk di jéggaan yi kon nag li ma bëgg mooy képp koo xamante ne yaa ngi nekk si gox nañu jéem a regrouper wu nekk benn organisation soit GIE soit association ñu mën a jëlee fa taataane fa xam-xam boo xamante ne ëllëg dinañ mën a suqali ko loolu dinaa ko wax. man je pense que li indi sa ouverture ci lii mooy tukki bi nga parce que gis nga Maroc bi nga wax ne da nga fa dem. man dem naa fa dëkk naa fa man itam. te effectivement boo demee dëkk bu mel ni Maroc. di gis foofu yëre bu ñu sol fa lañ koy defee. daal bu ñu sol fa lañ koy defee lekk bu ñu lekk fa lañ koy defee. c'est-à-dire amul lenn lu ñuy am di ko jindi. di ko implanter si dëkk bi. xanaa yenn boutiques yi nga xam ne c'est des boutiques chic comme ay Dior ay Zara ay yu demee noonu ñooy ñëw di fa def yenn boutiques yi. mais ñoom seen la population locale bi. lépp lu ñuy utiliser rek ci dëkk bi lañ koy jëlee fa lañ koy liggéey bañ nañ ko ba sax région par région bu su nekk dafa nga da nga am sa spécificité loo xamante ne mooy sa métier booy liggéey dëgg la tey boo dee Agadir c'est l'agriculture soo ne Marrakech c'est l'art le tourisme et l'art ñooy defar ay dàll ñooy defar ay sac mais pourquoi pas Sénégal Rabat am na lu muy def kii am na lu muy def pourquoi pas Sénégal wallaahi ndeysaan mais ñun suñu jëmu bopp tey fu ñu génn dinañ xam ne ñii ay sénégalaises lañ wallaay nañ bàyyi ñi ñuy roy te jéem a fexe ñun suñu nationalité réew ñu respecté ko pourtant le président de la république mu ngi koy wane ndaxte Macky Sall rarement bu génnee Sénégal lay sol costume xaw naa ne si waaye bu nekkee fii lay tëjee affaire ma Ousmane Ndoye waxi noppi bu nekkee Sénégal du sol costume bu génnee lay sol costume président de wax dëgg yàlla nag moom gis nañ traduction dañ ko war a respecté te ñun état bi it nañ ñu si dimbale ndax lu jiin njaak ñoom ñooy njaak ñoo seetaan nag nit ñi nañ bàyyi produit li nga xamante ne moom la ñuy jéggaani bitim réew di ko indi si biir réew mi nañ jël ñaw yi di ko jox ñi nga xamante ne mooy artisanat nañ jël li nga xamante ne moom la baykat yi di bay ñu koy imposer suñu réew mi te bàyyi ñiy jéggaani liñ indi ñu jël ko pousse ko askan wi muy état bi nag lu jiin njaak ñoom ñooy njaak nañu bàyyi loolu buñ ko bàyyee rek suñu réew mi dina dox madame Sène kontaan nañu si yow Ndeye Ndaw non tey invité bi ma am c'est extraordinaire j'avais envie de faire un clin d'œil à une personne extraordinaire boo xam ne man personnellement dama xam fu mu jaar muy Awa Ndaw Latifa kooku dama ko man personnellement
dama ko gis mu commencé li may wax nii moom xëy na ça va même la choquer mais man je l'ai vu commencer ci seen biir cours jëppal di coiffer di defaral ay bopp maa ngi koy rappelé wu sama grande sœur elle faisait partie de ses clientes à l'époque ay ñoom peut-être Viviane ay ñaar ñetti clientes la ñu amoon mu gëm li muy def tey mu ngi nii entrepreneuriat féminin mënoo ko wax fii Sénégal te doo ko tudd donc jigéen ñi nañu jàpp entrepreneuriat féminin du moins mënoo ko wax te doo leen si boole ak ñeneen elles sont nombreuses à se battre et surtout à respecter leur principe mooy tekki fii Sénégal amee fii Sénégal seen ay teranga di mun di dem à l'extérieur même di ko yóbbu loolu mooy suñu souhait pour toute la population mais surtout pour toutes les femmes sénégalaises